donc ñu def ñun ñëpp ku nekk faate benn yoon ñetti lixlaas benn sàkk faat ñu yéene ko ñii yàlla moom seeni roox yàlla defal leen tawfiix keneen ku mënul loolu it na ñaan li mu mën a ñaan yàlla yërëm leen jéggal leen yàlla def jàmm si réew mi te lii bu fi amati bismillah kaw élément kàtte yi ñi ngi def le 16 février 2000 mais le 19 février la ko police yëmbal jël si këram yóbbu ko police yëmbal police jël si ko fa ci taxi ka mu joteloon jël xaalis jox policier boobu jóge port ci noonu bañ ci tegee lu matul ñaari waxtu la ñu ñëw nañu Elimane faatu na muy gis boo xam ne bi ñu demee ba vérifier ca suba sa ca police amuñu fa dara lu leer lu dul ay contradiction la police waxee ndax policier bañ fa fekk mu ne Elimane dafa xaru daani Elimane buum la forfait faat boppam porte-parole police bi dégg wut ak moom daal di ne Elimane dara ba mu sàngoo woon moom la xaru mais ñu gis ni Elimane cellule bañ ko dugaloon te ñun famille bi ñu dugal xool cellule ba gis nañ ni cellule bi amul woon lal amul woon dara amul woon lenn loo xam ne nit war na fa tëdd donc lu dul benn daggati biteel donc boo xam ne xëy na pour nit ki dugg leen ndox ba ñu demee ba hôpital ba gis corps Elimane Touré la ñuy doog a xam ne kii dañ ko torturé ba rek ndax fekk nañu Elimane Touré ay gaañu-gaañ ci bopp bi fekk nañu loosu Elimane Touré tam fekk nañu aussi nopp bi ñu tëj ko donc gaañu-gaañu yooyu wane na ni dañ ko dóor ba faat li ñu jógee ci biir yooyu ñu ngi mbir bi ba tey li ñu gën a jaaxal mooy police bi nga xam ne loxoom dafa dugg ci faatu Elimane Touré ba ñuy enquête police moo enquête ba ñu enquêté ba tey enquête bi mënut nañu dara lu leer ci deewu Elimane Touré bien que xam nañ ni police ñoo ko rey li ci gën a doy waar mooy ba ñu porté plainte ba léegi justice amagul ci kaw Elimane Touré li ci ñëwee nag mooy ka nga xam ni moo fayoon xaalis policier ba jóge woon port jabaram tase naag yaayu Elimane Touré di ko menacé de mort. dañu gis ni big boss boobu jabaram mu ngi menacé de mort yaayu Elimane Touré ba ñu demee porte plainte police big boss indi na jabaram police policiers yi ànd ak moom ne soxna si dafa dof mu jaaxal ñu lool ba ñu convoqué waatee soxna si dañ ni dafa dem hôpital faju ji muy mbir yoo xam ne dañu seetlu ni léegi dañu lay yóbbu police nga dee fa du mujj fenn yow mi nga xam ne yow la ñu lor yow la ñuy continuer di la provoquer te ki la provoquer ñu koy protéger ci provocation boobu am na léegi nii bu ñu gis bu concerné kawu Timéra du ma ci sori incha allah mboo comme nañ ko wax mais dañu gis ni non seulement respecté wuñu citoyens sénégalais yi nga xam ne ñu ngi leen di jël di leen yóbbu police di leen sànq te police warul sànq dafa war a aar gis nañ ni aussi ña nga xam ne ña ngay nekk ci cause mooru citoyen yooyu dañuy am doole dañuy am fit ba dañuy continuer provocation yi ñun nag looloo tax ñu bëgg justice am ñu bëgg bavure policière yi jeex ñu bëgg mu bañ a amati yeneen Elimane Touré dañoo bëgg sunu police set ña fa nekk di laqatoo mbubu police di sànq ay citoyen dañu bëgg yoon teg leen loxo ndax ki nga xam ne dafa war a yare yaram googu bu demee bay reye kooko doon yare moom dañ ko war a yar. lii ñu dal ça fait maintenant plus de 3 mois maintenant ndax mi ngi am depuis le 25 juin te bi muy amit moom mi nga xam ne tey mi ngi barsax lu ko bett la parce que foogul woon ni bis boobu bu jógee Thiès ñëw Ndakaaru du delluwaat ci njabootam li am ba am mooy moom jaay leen ko ay tissus yoo xam ne nii xamoo ni ki ko jox
alalu jàmbur la te defe naa ni justice sénégalaise li mu war a def mooy bu ubbee enquête li muy xool bu ko gisee ci foo xam ne nii am na ci xel ñaar li mu war a def rek mooy ànd ak kooku yóbbu ko ñu àndaan ko xool ba xam fu mu jëlee lii waaye ñun li ñu gis mooy heure match Sénégal Pologne bi heure boobu la fa gars yi dugg te instant boobu xam na ni ñëpp ngi concentré wu ci match bi instant boobu dugg nañ ci biir gis ko woo ko ni ko dañoo soxla ay tuuti gis ko fekk ci biir laaj ko foo ko jëlee moom affaire bett na ko xamul nu muy wax d'après li ñu commissaire bi expliqué commissaire bi nee na bi ko gars yi yóbbu mu xaw a bañantu tuuti bañ ñoom 5 éléments la ñoom nee na bi muy bañ di résister ci leen ko commencé dóor yu metti te man li may wax dama cee am lu ma leer parce que bi ñu koy denc avant ñu koy denc morgue bi ñu koy sang maa ngi xool loxo yi ni mu doon daggee ndax mën a di ñu ko takk boo xoolee xam ni kii dañoo takk ay loxo yi mën a ba pare di ko dóor te mën a moom gis nañ ni boo gën a fipp rek day gën a seere te gaañ-gaañ yi wane na ni muy autopsie beeg lépp xam ni kii dañ koo dóor ba mu sedd ñoom ñoo ngi fa dem vers les coups de 16 heures 17 heures te daanaka ñoo ngi fa génn ay 20 heures instant boobu dem nañ ba dóor ko ba xam nañ ni moom mii nekkatul ragal nañu ñuy xalaat ni dafa perdre connaissance ñu koy xëpp ndox rakam bu ñuy wax Bada Diop boo xam ne doomu ndeyam la moo yëg ci escalier yi yam ci ñu benn policier ëmb ko nii wéer ko ci kawam mu yuuxu ni lan ngeen def sama mag ji ñu ne ko ay kaay yow dafa mel ne ci nga bokk xëcc ko indi ko kooku ba léegi mi ngi 100 000 ñu téye parce que moom mooy témoin principal bi ba léegi may waxee nii génnewul parce que bëgguñu mu wax xale boobu bi ñu ko téye Seck Ndiaye nee na ñoo ngi koy xëpp ndox pour mu yeewu mais xam na ni boobu moom c'était trop tard ci leen bàyyi ba nga xam ne nii xaw naa lëndëm ñu jël bagage sa mag li nekkoon ci néeg bi yëpp amul lenn luñ fa bàyyi même man laa bi mu tëddoon ci leen ko laxas du ko diri di ko indi pour dugal ko seen oto yóbbu ko central ba mu yenn heure yi ñu woo ambulance mu jël si ko yóbbu ko principal ñun bi ñu xëyee suba la ñu commissaire bi wooñu nu ñu Seck Ndiaye dafa am problème ak ñoom nan ko ñëw fekk central ban fa demee man maa fa dem ak suñu benn kilifa gu ñuy wax Assane Diop ñu dem commissaire bi en personne nett lu ñu seen bi mu demee woowaat élément bi nga xam ne moom la yebal ne ko damaa bëgg nga nett li ñi nu affaire bi demee kooku di taxaw di ñu xamal ni moom daanaka li ñu def ñoom amuñu ci regret parce que mi naan ñu kooku danoon jéem a résister danoon jéem a def nangam ñu nit bi ñuy dem am nañ ay ponkal ñu yóbbu yoo xam ne nii jàpp na dafa jàppante bu metti ginnaaw la doon fatt di wax ne day fatt gi dema noonu wax joo xam ne nii boo ko déggee xam ne ñii moom li ñuy def sax amuñu ci regret ñun nag li ñuy laaj leen rek la dëgg réew mi doomu aadama yëpp ko bokk te boo xoolee fii ci ginnaaw daanaka ñi ko def ñëpp ay ndaw lan xale yu ndaw lan ku ci nekk soit ñii am nañ soxna bàyyi ñaari doom soit ñoo xam ne nii amagun dara doon toll ci digg ndaw ñun fi jiite nag ñu yaakaar ci ñoom dëgg ñoo ngi leen di ñaan bu fekkee ñoom li ñuy woote si fu ñu dem ni ay sénégalais lan fu ñu dem di xeex ni sénégalais lan à 100% lii dañoo bëgg mu leer ñu xamal nañu lu ci yoon wax ñu def ko ak koo xam ne ni laal nga ci mbir yi ñu condamné ko ba àdduna yëpp xam ne kii yoon teg na ci loxo mais nag Sénégal toll nañ foo xam ne en général bu lii amee rek da ngay dégg nit ñi naan jëru ngeen ci sonn parce que du mujj fenn te loolu lu garaaw la ci réew moo xam ne ni dafa bëgg a dox lu garaaw la ci réew ñi nga xam ne ñooñ jiitewuñu dara lu dul ñu yaakaar ci ñoom kon bu leen yaakaaree danoo bàgg justice bi ñu leeral ko mu leer nañ muy ndaw yi nga xam ne yëpp jot na leen faat ci biir police wasalaam jërëjëf. yoon parce que civil bu def lu dul yoon dañ koy jàpp dañ koy tëj. man mii tey su ma dooroon benn policier wala ma poñe ko rek je risque d'avoir des gros problèmes quoi kon donc fii ñëpp ñoo war a yem ku def lu dul yoon teg la yoon loolu la ñuy laaj mais affaire de ku man am nday ku ma amul nday loolu moo war a jeex ci dëkk bi te dëkk mënul avancer fii dëgg moom mooy doxal lépp ci àdduna et pour ça ñun ñu ngi réclamer justice di woote ñi nga xam ne ñoo fi nekkal ñoo ñu fi jiite mooy comme le président de la République monsieur Macky Sall son excellence ministre de la justice ministre de l'intérieur ñun ñëpp ñu ngi leen di laaj parce que combat bi ñuy def nii du suñu combat ñu kese victime yi parce que mën nañu wax ne ñi dee nañ ba pare mais dañuy bañ suba mu nekk man suma rak wala mu nekk yow sa rak wala mu nekk keneen ak keneen diñu bëgg loolu noonu que ça cesse que justice soit faite loolu nag dañuy réclamer quoi encore une fois may wax sama gars yi que ñu def lépp ci dal ak jàmm ak yar ak tegg parce que ñun loolu la ñuy dox loolu mooy doxal dëkk
du yar ak teggin mooy joxe dëgg quoi wasalaam merci. publié nañ aussi ay on a eu 40 cas yoo xam ne c'est documenté yoo xam ne tey mën nañ seen i mbokk mën nañ jaw fii ak seen i photo yoo xam ne boo xoolee ci yooyu yëpp li ci dem projet motul pour fukki cas et fi mu mujjee ay sursis la wala ay non-lieu boobu ci mujj récemment actualité baa ngi fi mooy Malick Ba bu Sangalkam donc Amnesty benn kuréel buy xeex ak yelleefu doomu aadama la donc bu ñu gisee ñoo xam ne seen droit dañ ko violé ci yoon la ñu taxaw ci soutenir leen et autres donc tey suñu taxawaay fii lenn la mooy masawu famille victime yi wax que ne lii lu war a jeex la di réaffirmer encore suñu engagement aux côtés des familles ci promettre leen soutien yi nga xam ne mën nañ leen ko am apporter muy justice wala soutien moral ainsi de suite et que nen aussi suñu combat la ñun ñëpp parce que tey ñi leen dal mais ñun ñii di wax ñi fi taxaw tey jël parole yëpp jomb ci kenn et buñ ko xool fii mu jeex ñu jóg ci mu nekk un combat boo xam ne ça doit être un combat citoyen pour que ñu mel ni dootul xewati parce que boo dégloo discours yi fi xew yëpp da ngay foog ne nekkoo Sénégal sax et les policiers yi nga xam ne tey ñoom ñoo les garants de notre sécurité bu ñu demee bañ leen di jënd ñoom ñoo def jëf yu ñaaw yi nii defe naa ne jot na nag pour ñu wax ci jot na aussi pour ñu jóg ci ñun ñëpp pour fu waay mënti nekk ci bépp branche boo toll je pense que tey combat bi warul yem fii nii dañ ci war a jóg ñun ñëpp wax ci pour que justice soit faite et ensemble je pense que nous pouvons changer les choses et Inch'Allah Amnesty moom mu ngi fi pour ñëpp mu ngi fi aussi ci combat bi pour jàppale ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatulah. moo ñuy wax nga xamante ni peine de police war a utiliser lii mën wala lii Sénat je pense que loolu bu ñu ko doon appliqué ba léegi nii bavure yi ñuy wax dina wàññeeku te au delà de loolu am na yeneen yoo xamante ni charte yoo xamante ni Sénégal signé na ko muy contre torture loolu nañ ko signé pendant plus de 30 ans parce que benn dañ ko signé ratifié ko depuis 89 te loolu moom charte bu may wax loolu lu ñuy wax muy kuréel yi ak yeneen doomu aadama may nañ leen possibilité tey ñu saisir yeneen organes yoo xamante ne c'est des organes internationaux à travers CPI wala Nations Unies je pense que tey boo nekkee benn kuréel bu nga jiite ñoo di saisir organes yooyu noonu dafay métti trop pour sa dëkk mais bu ñu demee ba egg foofu noonu te ñëpp la ñuy laaj muy lumière soit faite te mënuñu comprendre ba léegi nii muy victime yëpp ñu ñu rey ñëpp ba léegi nii kenn waxuñu fan la toll ba léegi loolu mooy métti ba léegi te obligation la boo xamante ni le procureur ñu koy saisir encore une fois di ko wax ni pour mu leeral Sénégalais ñan ñoo rey yeneen Sénégalais parce que ñuy rey tamit c'est des Sénégalais nekk ñu ay extraterrestres te ay ndaw lañ maa ngi fàttali rek ni le 12 bii di ñëw 12 août moo nekk journée internationale de la jeunesse te lu ñuy seetlu mooy lenn chaque fois ndaw yi de un ñoo ëpp Sénégal 18% de la population sénégalaise c'est des jeunes ay jeunes ñu ñooy rey ay jeunes parce que ay jeunes dañuy jox ay ordre ñu ñëw rey ay jeunes n'est-ce pas te loolu du yoon jeunesse ñun ñoo war a jël seen responsabilité encore une fois ñu ñëw xeex loolu bon pour bañ a monopoliser la parole loolu daal la amoon lu may wax di fàttali rek ñu daal les jeunes yi mën a ñëw encore une fois lépp luy violence ñu jëm ko xeex muy violence politique muy violence communautaire te comme ni ñu ko waxee rek nekkul rek loo xamante ne dañ ko commencé par CETUD nañ ñëw continuer si leneen mooy saisir yeneen cours yi saisir ñeneen ak ñeneen activistes yi tamit lu ñu war a def ñu def ko encore une fois wasalaam. dama bëgg wax rek ne boo xoolee ñi ñëpp muy Elimane Abdoulaye Fallou Seck Ndiaye ak Sarr ku si nekk ay jeunes yu doon taan seen doole lañ ñii ñëpp ñu ngi dëkk soit si banlieue bi Fallou seen mën a moom ñu bokk dëkk Diourbel ñii ñëpp c'était des fils de Badola amul kenn ku fi dëkk wala kenn koo xam ne sama mbokk mu ngi ci gouvernement bi te genre affaire yi su amee gis nañ ko si affaire pénale mooy assemblée nationale moom moo tax état bi jël l'affaire pénale donc assemblée nationale deful liggéeyam ñooñu ñu fa teg mais ñooñu représenté wuñu ay seen parti lañu représenté boo xoolee affaire bu ñu filmé wul dugal ci Facebook du am dara donc tey képp ku fi taxaw yor sa téléphone portable
képp ku fi taxaw mën a def Facebook mën a def Twitter mën a def Snap situation bu mën a fekk defal live parce que loolu ñun tey ñoo suñu député bopp loolu mooy tax image bu génnee gouvernement bi doo ko def ay gestes est-ce que boobu léegi dégg ngeen Macky Sall yiy yàgg ci violence policière yi est-ce que boobu ba léegi dégg ngeen Boun Abdallah Dionne yiy yaay est-ce que dégg ngeen président assemblée nationale mu wax ci te lii lan moo ko gën a am solo ay ndaw yoo xam ne dañu am avenir seen kanam ñu rey leen nee naa leen ñun duñ dem Libye demuñu Europe demuñu fenn dañuy toog Sénégal te Sénégal suñu wërsëg fi la nekk ñoo ko moom boo génnee affaire Fallou Seck Ndiaye bi je pense benn Libanais moom moo ko accusé dañoo def enquête tey dañ gis nañu ay vidéo yoo xam ne nii suñu ay mbokk libanais suñu ay mbokk Sénégalais du moins ñu ngi Liban suñu wàccee dañuy bind seen passeport amul benn jigéen mu nekk Liban ngay liggéey am droit am doom à Liban donc ñoom seen ay dëkk dañuy bundu xatal ñoom suñu dëkk ñu bëgg ñu bundu xatal donc dëkk ñi nga xam ne ni ñoom boo demee ba sa dëkk amutoo fa noflaay mënatoo liggéey ñu xam ne yow baadoo la nga ngay jàng muy comme Fallou Dieng wala ngay xoslu mu mel ne Elimane Touré wala Sarr ñu doon nekk ci xar amutoo moyen dal sa kaw tooñ la ba pare kenn du la jox justice gis nga Brésil favelas mooy ñi nga xam ne nii baadoo lay dëkk ci banlieue yi dañ ne woon tant que les favelas ont faim et l'injustice est là mais les riches ne vont jamais dormir parce que bu nekkee ne doomu baadoo mën nañ ko rey te du am benn yoon tey ñu ngi def marche boo xam ne c'est la paix mais violence contre violence la parce que bu ñu xaar nag légitime défense day nekk man dama xaar nit rey ma après lan mu jeex parce que du dégg yoon foofu amatul yoon soit da ngay nekk si yoon soit nekkatoo si yoon police dafa am ay loi yu ko tënk képp ku ñu jàpp war nga mën a am droit avocat assisté la léegi loolu def ñu ko ndax lan mais avocat yi Dakar lañ jëm boo nekkee ci kaw comme man Diourbel mais sa rakk bu ñu ko jàppee mun la am avocat loolu lépp ay lobby yoo xam ne nii tubaab bi ñoom li ñu nekk woon ak suñu maam yi di nekk jaam mooy jël ay spy mooy ancien policier ñoo wax takk der ñu jàpp suñu maam yi yóbbu dóor te digg dara loolu la tey ñi am doole nekk ak ñun te ñoom ñooy liggéeyal tubaab bi ñu nag duñ ko nangu parce que fii lañu juddoo suñu wërsëg fii la nekk am nañ droit liggéey fii tedd fii teral fi suñuy yaay ak suñuy baay buñ demee ba amatuñ ko nag ñuy forcer nit ñi mais dañoo naan nit ñi lan moo tax jeunes yi di dem ay Libye buñ gisee vidéo yi noonu ndox toog na seen dëkk mais da ngay dugg ci banlieue bi nga dugg ay Yaraax nga dugg ay Thiaroye yi yenn melokaanu xale yi te da ngeen gis dafa na ay bandi la mais du ñu ay bandi mais ñàkk moo leen jàpp dañ ñàkk moo tax amuñu dañ ñàkk moo tax ñu mel seen melokaan yooyu nga xam ne yi da ngeen gis rek da leen ay bandi da ngay jàpp nit jiñ la nga dugg ñu mbéj la mais loolu foog na am amul fenn bi ñu bind ci loi que ne am nga droit dóor loolu amul benn loi bu ko bind amul donc pour la dóor wala mu bëgg la rey mais légitime défense nga pour yow sa bakkan parce que amul benn bakkan bu gën a fort convention des droits de l'homme daf ne tous les hommes naissent libres et égaux en droit Macky Sall doomu Moustapha Niasse doomu chef police doomu chef gendarmerie ak parole bi ñu jur Koupentoum ñoo bokk yem ci ay droit suñu constitution di leen protéger bu ñu demee ba nag ñooñu protéger wuñu leen ñu bàyyi ñun ñoo xam ne nii ñu jógee suñu parce que policiers yi suñu lañ jógee policiers yi suñu lañ jógee bu ñu wàccee si banlieue ba la ñuy dellu Afrique du Sud apartheid mais loolu loi la woon ségrégation boobu États-Unis loolu loi la woon mais dañ ne la loi boo xam ne c'est pas légitime tu as le droit d'être contre cette loi donc am peut-être lii loi la rek da nga koy def parce que mais nga marche da nga war a yëgal et c'est tout donc ça suffit bëggatuñu suñu ay rak wala suñu ay mbokk ci banlieue bi di gaañu
ça suffit. Merci, ça suffit. Justice soit faite. di ñu nekk ci terrain bi yëpp vraiment di wax ni di présenté wu man la Abdou Karim Gueye Karim bu mouvement Nitu Dëgg. ok bon man fi may commencé mooy d'abord dafa kaay yu bari quoi c'est-à-dire loolu yàgg na quoi bien avant ñun ñuy judd par exemple dégg naa ñu doon wax Blondin Diagne xaw ma Blondin Diagne suñu judd non mais dañ ko xam Blondin Diop voilà Blondin Diop ah non aussi noonu la ñu la demoon ok kon ça veut dire que ñun man daa mu judd la quoi dañu doon defoon musulman yi defoon suñu papa defaat ko ñun moom lañ nekk di defaat quoi c'est que nit dañu am fulla sa bopp am fayda quoi déjà li gën a grave lii nombre de personnes yi nekk fi rek saa la suñu bopp la quoi parce que policiers yi pareeguñu de xam nga lu tax parce que Macky Sall moo leen ñuy dooleel pour ñun ñu bañ a jug bu élection amul Sénégal wala ñu koy def dañu xaw ko la comprendre loolu léegi nag man loo jaaxal mooy moom benn rapport bu wax benn wax mu ne gouvernement su bëggul liggéey mu ne police bi leen néewal doole def ko xaju këram di ko bu wax muy songu néew di doole léegi dafa am lu am solo loo xam ne jar a bàyyi xel yàlla mi nga xam ne moo ñu bind moom ñëpp moo ne bakken da koy fay prophète Mohamed mu ne nit su loqatee bëtu nit tay ko nañ loqati bëtam nit su daggee loxo nit tay ko nañ dagg loxo gis nga xoolal lii nii ñun ñoo ko war a faj te nee nañ ko mën a fajee mooy bu benn policier rey kenn ñu rey policier ça bu suñu rey policier voilà je l'ai fait voilà léegi nag am lu am solo loo xam ne xool ñun on n'a pas le problème de dire ce que l'on croit ak li ñu bëgg mais lenn moom xam naa ko lenn mooy xam naa ko quoi que ça ne peut pas continuer comme ça ñu ngi bëri kaasal xale Bassal ñu ñëw nañ dalee Obélisque 3 heures 17 heures ñu ñibbi xale Bassal dee ko am bu ñuy kaasal suñu frère dee na taxaw nañ fii 2 heures de temps wax naan ba bu sedd ñibbi suñu frère dee na suñu nañ ko après jeex na quoi après ñibbi nañ ko andi dañu war a changer stratégie de xeex quoi sama gars yi xam nga lan la policier bi rey légal bi ci gën a doy waar mooy policier bi fën boole ak taxi ak le scooter là. Ablaye Timéra. waaw Timéra moom Ablaye Timéra moom la. jeunesse sénégalaise bi mu war a jug dem buntu police boobu taxaw fa di fa añee di fa ree xamul tax ma bëgg Baye Fall respecté ne xamul tax ma respecté wuñ ci jamono yi Serigne Sall jamono yi Serigne Sall daa am benn Baye Fall bu dóoroon benn imam ñu jàpp ko tëj ko 100 mètres Baye Fall yi dem buntu 100 mètres fa lañ dëkk fa la ñuy saafee fa la ñuy jógee fa la ñuy fanaan plus de 2000 Baye Fall dañu fa. c'est que nit ngay gëm sa bopp bu gëmul sa bopp ñun dañu lay ñu jeex il faut ce qu'il faut c'est de la prostitution il faut le dire c'est de la prostitution parce que c'est nos frères ñu la police bi ñooy bokk benn lal foo naan yow ma dem université yow nga dem sol sa tenue avec tu viens ñu naan ñu lay jox ordre quoi ordre boo xam ne risque da koy def tu n'es pas digne Thomas Sankara nee na am nga tëri boo xam dafa yor arme ba pare daal ci kaw askanam mu ne vagabond armé la c'est des vagabonds merci beaucoup. Et d'empêcher ainsi le transfert de cette terre sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Mais foofa sa bët gànnaaru réew mi cong yee ngi gën a takkarnaase ba tax daw làqu yi sonn nañ lool. 800 000 personnes ont été déplacées par les récentes violences dans le Nord Kivu. Et puis crise politico-ethnique au Kenya. Depuis plusieurs mois, la vague d'attentats a fait plus de 800 morts dans le pays. Le premier... ñu ñaan doonte benn bés doon bés bu mel ni feet yàlla fóot xol yëpp seet seytaane am defeet ba ni aadama gépp joxante loxo doon benn xeet fàtte xiiroog xeexoo bés bu ñëpp di bànneexoo bés bu ngànnaay ñu gas mu xóot sul ci biir suuf bés bu bakken dul rot kenn bañati xeex ngir suuf bés bu ay yëpp di fay bés bu mawti dul rey bés bu Palestine ak Israël bokk tool bi ñuy bay bés bu amul xeesal booy bés bu amul yàq der ñëpp lekk ba desal bés bu amul takk der te kenn du jooy wet gu yaram bés bu Afrika di bennoo mabal ay frontière am bés bu amul immigré tubaab yi daw di ñu wut si continent yëpp taxaw bés nga gis Afrika sut si bés bi bantu sa yëg mosi namm jeeju doomu tut si damay ragal àdduna tukki laata bés bi di jóg si donte benn bés solo bëggee ñu jàmm ak salaam rek àdduna wër asamaan si bés yëf yi ca aras ñu nañu yàlla baal bu dee ni ñu ñaan ñu ko